asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokku téléspectateur bu télévision El Mauritania télévision nationale ñu ñëw ak yéen ci seen émission yoor-yoor bi ñu leen di amal samedi bu jot di si invité ay borom xam-xam ñu war a ñu faram-fàcce ak ñun li nga xam ni moom mooy maanaam xew-xew réew mi xew-xew àdduna bi. xam ngeen ni nag jamono ji ñu toll nii benn maanaam thème rek moom moo am muy liy lëmbale àdduna bi yëpp di coronavirus ñu koy wax Covid-19. loolu moo waral tax seen télévision nationale El Mauritania jël ay matukaayam yëpp ngir mën a fexe ba waxtaan ak askanu réewu Mauritanie mais également aussi tamit que def li nga xam ni moom mooy sensibilisation maanaam di waxtaan ak askan wi ngir leen yee lu bëri ci feebar bi nga xam ni moom moo lëmbale adduna bi te tiital adduna bi yëpp. ba moo waral tax ni fu mu toll fi ni tey jii ci maanaam samedi bi ñu invité kenn ci doomu réewu Mauritanie maanaam muy borom xam-xam ci wàllu wi nga xam ne moom koy yëngatu di technicienne supérieure ci wàllu wér-gu-yaram di wàllu santé ñu koy wax Ndeye Bati Fall. Ndeye Bati Fall nag maanaam technicienne supérieure la ci wàllu santé waaye tamit que nekk jàngalekat ci école bi nga xam ne mooy école bii di tàggat ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur. soxna si ñoo ngi lay gërëm di la sant ci nangu bi nga nangu tey jii sunu invité ñëw war a waxtaan ak askanu réew Mauritanie ci li nga xam ne mooy coronavirus ñu koy wax Covid-19 ñu bàyyi la nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi ñu soogaam di soobu ci waxtaan wi. waaw auzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Babacar maa ngi lay fay di la remercier ci invitation bi di la wax ni kontaan naa ci torop di nuyu nag waa réew mi yëpp à travers la télévision di nuyu sax àddina yëpp à travers l'émission di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu. waaw soxna si tey jii sa teewaay fii defe naa ni suñ la invité rek ci sa mbubu du jaaxal ñu nu invité ñi ndaxte benn thème la tey jii muy coronavirus Covid-19 mu lëmbale àdduna bi tiital àdduna bi yëpp ngay yëngatu ci wàllu santé tey jii sama laaj bu njëkk su ma la ko doon laaj mooy lan mooy coronavirus lan mooy Covid-19. Babacar coronavirus benn virus la lu tax ñu naan ko corona. benn virus la bu nekk en couronne maanaam dafa nekk benn wërngal. moo tax ñu wax couronne. couronne xam naa ni su ma ko doon mën a wax ci wolof mooy li nga xam comme boo kaalawoo ni kaala gi di wëre ci sa bopp. loolu noonu la bindoo. mooy wërngal daal mooy wërngal. mooy couronne. donc un virus en couronne. mais dafa nekk virus boo xam ni dafa soxor. dafa soxor torop ndax yi muy jàpp ci nit. looloo tax mu soxor ndax moom organes yi gën a nekk organes vitaux moom lay jàpp ci nit c'est-à-dire day jàpp sa poumon yi sa xëtër yi jàpp sa rein jàpp sa cœur xam nga ñett yi bu ko jàppee kooku mooy nit te benn bu mu si jàpp rek benn bu mu si jàpp rek mën a respiration bi rek mën na la indil problème mën na la faagaagal ndax nit ku nooyul dee mais daf si boole bu demee ba compliqué day jàpp sa rein def insuffisance rénale indi la problème cardiaque moo tax mu soxor temps yi nag lëmbi na àddina lool wër na lool nit ñi tiit nañu lool war nañu nag dellu si yàlla te xam ne nag tuub jot na fagaru jot na wolof nag nee na fagaru moo gën faju waaw fagaru daal moo gën faju kon nag nit ñi war nañu xam ne c'est du sérieux et ça fait peur. voilà parce que du sérieux boobu nga tudd foofu sax laay wax parce que bi affaire bi ñëwee ci commencé àdduna bi bari na ñoo xam ni ba tey sax am na ñoo xam ni gëmuñu ni maanaam coronavirus am na tey jii ñooñu lan nga leen di wax ñi nga xam ne ñooy taxaw tey jii di wedd di wax ni la bon feebar la comme yeneen feebar la sibiru la comme grippe la comme palu la lan ngay wax ñooñu nga xam ni tey jii ñoo ngi nii seetaan. dama leen di wax nag ni buñ ko fowee c'est parce que passé na sibiru passé na palu passé na loo xalaat ci métit ak feebar bu bon bu gaawee doomu aadama passé nag ndax ñun boo seetee Chine bii ngay wax ak France bii ñuy wax ak Espagne ak Tunisie ñii ñoo ñu ëpp jumtukaay. ñooñu gën a mën a faj la raison en est que ku feebar fii ñun la yóbbul boo amee moyen rek ñun la yóbbul pour yaakaar wér mais ña dee foofu tey ñoo ëpp ñu dee fii li ko waral mooy xëy na dañ ko jëloon ni lu passager la wala ñu jël ko loo xam ne sérieux wul fekk nag lu sérieux la 10 000 morts dans le monde kooku moom fukki junni nit yu nga xam ne jël na seen bakkan ñi mu feebar kenn xamu nu mu toll ay junni doomu aadama la
kooku xajul ci suñu réew. kon nag bu ñu ñaan yàlla mu am fi boobu ampleur nañu ñaan yàlla ñu yemale ko fii te pour loolu foog population bi fagaru. population bi dañoo war a fagaru te xam ne lii lu ragalu la lu doy waar la lu metti la yàlla nanu si yàlla musal ba fi mu yem rek mu bañ ko weesu. bu ko weesoo dina metti lool dana metti lool mais dafa am loo xam ne aussi tamit que bëggoon naa nga dellu si parce que man dafa am loo xam ne daf ma xaw a jaaxal. mooy tey jii Covid 19 bi ñuy wax muy coronavirus bi soo xoolee tey jii lu muy rey maanaam wàllu Togal comme lu mu rey Chine lu mu rey Espagne lu muy rey Italie gisuñu ko mu rey ko ci réewum Afrique dafa am lu ci laxasu wala dafa am xeetu maanaam coronavirus ça veut dire que bii am tey jii au niveau de l'Europe nekkul tey jii suñu réew mi. wala effectivement coronavirus bi ay espèce la dafay muté ay espèce la. barki démb dégg naa benn émission benn médecin professeur bu nekk Europe tudd Mansour Diouf mu ni Afrique Sénégal noonu sant yàlla moo ko Mauritanie parce que forme sévère bi ñëwagul fii boo gisee ñu naan 0 décès c'est parce que forme sévère bi moo fi ñëwagul waaye bu sévère boobu bu fi ñëwoon mën naa la waatal ne nit ñi àddina day tukki. kon bi am Chine am Italie di ravager Espagne ñëwagul Afrique. mbirum yàlla la boobu excès gu fi forme sévère bi excès gu fi te amagul garab. Traitement bi c'est un traitement symptomatique amul garab amul vaccin amul piqûre amul garab symptomatique c'est-à-dire que bu sa bopp méttee rek ñu jox la garab boobu bopp bi metti bu sa yaram tàngee ñu jox la yaram lu lay calmer rek lu lay calmer maanaam mais su compliqué ça devient dafay nekk lu doy waar loo xam ni xëy na dana sut suñu njumtukaay wala mu sut suñu xam-xam te xanaa toute une population mënoo leen jël di leen yóbbu à l'étranger pour ñu faju donc nag man li may leen recommander nit ñi ak di leen ñaan mooy ñu fagaru ba boobu bañ fi egsi. mais soxna si est-ce que des fois doo tiit parce que man tiitaange bi may tiit mooy maanaam saleté bi nga xam ne moom moo am ci biir réew mi parce que loolu tamit il faut que ñu wax que ñi mën ko dégg parce que soo xoolee maanaam sur le plan hygiène dafay am problème toujours ñun fii surtout la Mauritanie maanaam indiscipline caractérisée dafay am des fois ci comportement wu askan wi ci comportement nit ñi parce que état dëgg la am na rôle bu muy jouer mais doomu aadama yi tamit am na rôle bu nu war a jouer tey jii ban message ngay lancer ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci wàllum cet. parce que cet bi moom mbir la de fii. lii loo xam ni lu nekk ku nekk moo ci war a nekk. ku nekk am nga ci un rôle à jouer. état bi mënul jël yëpp en charge ku nekk sa bopp moo la war a gënal sa morom te affaire bi doo xam fu mu yem wala fu neen ay nag du yem si bopp borom et pour ça na ko ci nekk def loxoom set boo ko déggee du setub ganaar sangu set solu loolu du set da ngay set ci sa bopp mais set ci sa dëkkuwaay boo setee ci sa dëkkuwaay set ci sa lekk set ci sa kër douche yi waañ yi mbedd mi sa buntu kër ku ne jël sa bale ba mu set nga def sa poubelle jël di ci def say mouchoir di ci def say mbalit di upp bu fekkee jën la wala ñam bu nëpp nga sotti ci doomu taal yeewu ci mbuus dugal ci poubelle affaire bi mën naa am mu yem fi mais su fekkee ku nekk fu la neex ni xaax tëf fu la neexee ni fiip ñandu fu la neexee sànni fii ni mbeddu buur la ku la neexee def lu la neex tuur ndox si mbedd mi fu la neex buur la maag ñëpp a ko bokk loolu affaire bi dagal naa ni kanam la jëm parce que loo xam ne lu ñu warul fawe la ndax moom chaîne la rek gis nga moom virus bi jaww ji sax du si dund lu yàgg du si dund plus de 2 à 3 heures ñaari waxtu ba ñetti waxtu rek lay dund si jaww ji mais si surface yi dina dem ba 3 jours. Ah bon? Ah oui carton dina dem ba 24 heures maanaam boo laalee carton virus bi dana ci dund 24 heures kon xam nga ku ko laal yàqu nga. boo laalee plastique wala nga laal weñ dana ci dund ñetti fan yooyu boo laalee plastique boobu mbaa nga laal weñ googu dana la jàpp sa morom te benn nit bu nekk mën nga wàllu juróomi nit à la fois man ak yow nu ñu toogee si ça fait plus de 2 mètres ñaari mètres bu defee suñu diggante bi la contamination est minime moom 1 mètre la mooy contamination bi nga xam ne c'est direct de l'homme à l'homme c'est-à-dire nit jox ko sa moromu jullit mais bu ko weesoo ba ñaari mètres kooku c'est minime mais surface yi ñoo gën a am solo donc nit ñi nañu set seen loke bunt yi seen téléphone yi seen plastique yi seen yëpp nañuy javeliser di javeliser surface yi di javeliser plastique yi di javeliser même buntu kër yi loke yi nañ koy javeliser kiiw escalier yi nañ koy javeliser su dul loolu
chaîne la buy dem te kenn du xam fu muy yem aussi téye xale yi. kooku c'est très important. parce que aussi tamit xale mooy dem mooy dikk te mooy dem di indi. gis nga Babacar dafa am ay waajur yu sàggan. tout à fait dañuy jur mais xamuñu valeur doom. parce que da nga si gis ku yàkkamti yow suba teel pour defar sa kër pour set nga ne xale yi dem leen foofu. te soo tëjee say doom di leen wax ne leen bu leen jënd biir kër gi yar leen ci benn condition daa ji sa dëkkaale boo xam ne dafay wax ne dafa yëg boppam. waaw dafa nii. waaw kooku yëpp si ñàkk yeewu la rek. ak ñàkk rek xam lan mooy santé ak lan mooy valeur doom du jël ko rek sànni ci mbedd mi muy for rek di indi wala mu loru te yow xëy na sa doole mayu la doo ko faje kon nag li may wax fagaroo gën faju rek jël say doom sanga leen ba nu set dëj leen ñu toog nga occupé leen jox leen lu ñuy joué wala nga wutal leen ku leen di jàngal alxuraan wala nga desee seetaan def leen dessin animé wala nga defal leen dara mais jël sa doom bàyyi si mbedd mi ñuy dem ci poubelle yi di dem ci salte yi di dem di football di ram et puis bu ñu ñëwee duñu raxas seen loxo te mooy gali ne raxas loxo boobu moom mooy li nga xam ne moo ëpp solo loo gis xam nga gis naa nit ñi sax di sonn ci solution hydroalcoolique bi gis nga ba juróom-ñaari étape yi nga xam ni moom nga ko war a frotter say loxo pour mu wóor ni la amatul microbe te loolu tamit doo si dëkk ndax boo si dëkkee nit dafa am ay microbe yoo xam ne dafa war a dundaale ak moom microbe yooyu moom moo lay aar contre d'autres maladies te mënoo ko dindi ba mu set boo ko dindi ba mu set yaa ngi fagal sa bopp yaa ngi lor sa bopp boo amul coronavirus da nga am beneen xeetu jàngoro tout à fait gis nga ndox ak saabu bi savon ordinaire bi man gisuma lu ko gën te jarul dara gis nga eau de javel bii gisuma lu ko gën te jarul dara donc nit ñi bu ñu wax rek solution hydroalcoolique ou rien gis nga borom kër gu nekk boo jëlee ñaari paanu ndox nga teg sa buntu kër benn bi nga def ci ndox kese teg savon ordinaire dégg nga jël beneen bi def ci eau de javel ku ñëw raxasu si savon ordinaire bi lenqal ko si eau de javel bi soog a dugg sa kër mën naa ni contamination bi du gaaw kon wàlle bi dina am fu mu yem. et foofu aussi tamit que bëgg naa aussi nga en tant que technicienne supérieure yëngatu ci wàllu médecine nga foofu tamit conseiller ñi nga xam ne ñooy raxasu saabu parce que des fois da ngay gis koo xam ne day ñëw raxasu saabu su keneen ñëwee raxasu mu ni du ko laal ndaxte pour moom day jàpp ni saabu day microbe ba maa ngi ci alors que saabu bi microbe du ci nekk. saabu microbe du ci dund. tout à fait. saabu bu fekkee ne raxasoo nga saabu boo tegee saabu bi microbe bi ci saabu bi dafay dee. day dee tout à fait parce que savon antiseptique la. day rey microbe. mais tamit dafa am nu ñuy raxasoo. gis nga booy raxasu. lu mel na montre. lu mel ni bracelet. lu mel ni bague. lu mel ne we da nga ko war a dindi. parce que wee day denc microbe source microbe la lii boo ko dindiwul mi ngi si biiram am na microbe su fekkee raxasu nga nii si kaw fekk yaa ngi takku ba fees microbe yi deewu raxasoo te raxasu itam dafa am yoon dafa am nu ñuy raxasoo parce que man kooku matière bu may jàngale la à l'école de santé soins infirmiers en médecine parce que médecine base bi yëpp mooy set raxasu balaa ngay laal sa matériel raxasu balaa ngay laal malade bi raxasu boo paree laal malade bi balaa ngay laal malade bi pour bañ wàll malade bi mais boo paree laal malade bi pour bañ wàll sa bopp nga yóbbu ko sa kër mu indi la problème indi problème sa njaboot pour ça seen doom yi tamit da ngeen war a xool ba ñu dëgg seen we yi dégg nga yéen borom kër yi def rajout la ongle yi ñuy poosé c'est très dangereux parce que source de microbe la dafay denc ay microbe day denc ay microbe nag mën na nekk bactérie comme mën na nekk virus donc damay ñaax nit ñi si nañuy dagg seen we yi te buñ dee raxasu solution hydroalcoolique bi tamit 7 étapes la juróom-ñaari étapes la yoo xam ni moom nga ko war a def pour mu wóor ne li ni efficace na. yan mooy juróom-ñaari étapes yooyu. yan mooy juróom-ñaari étapes yi mooy boo dindee say bague yëpp ak say bracelet. boo defee gel hydroalcoolique bi ci sa diggu loxo. da nga siy jëkk samp say we. say we ngay jël samp ko ci nii samp ko ci nii. comme ça si biir we yi mu dugg si li nga def nag ci loxo très bien li nga def si loxo bii moom ngay def si loxo bii soo paree gis nga la paume de la main maanaam sa diggu loxo bi da nga ko ciy wërngal nii tu as vu boo ko defee bii nga def ko bii nga defaat ko bii soo paree nga dem ci diggante yii plis interdigitaux yi ñoo gën a mën a denc microbe loo gis donc boo ko defee nii ci kanam ba pare kay def si ginnaaw dégg nga soo paree gis nga sa pouce bi moom kenn da nga koy pousse waaw da nga koy def nga defaat ko soo paree nga dem si poignée bi ok boo ko defee ba muy 6 étapes 7e bi moom ngay maase la yëpp ba mu mat nga bàyyi ko mu wow 1 minute pour bactéries yi am temps bu nu deewee wala virus bi d'accord
booba même raxasu bi. lii de jàngal nga tey télévision nationale tey jii ñi fi seetaan yëpp jàngal nga leen man de lii mosuma ko xam. noonu la demee nag te même raxasu bi it noonu la demee. ok donc fépp fu saabu bi war a jaar. foofu la gel hydroalcoolique bi war a jaar. su ko defee microbe bi mën a dee. yii mu éviter seen multiplication. c'est-à-dire dafa leen di immobiliser dafay mel ne lu leen paralyser. comme boo ma nuyoo yow. microbe baa ngi fii mais du mën a ñëw si yow. parce que téye nañu dangaram téye nañ dooleem. yii dafa leen di rey. yii dafa leen di immobiliser éviter seen multiplication. loolu moo tax mu am solo lool gel hydroalcoolique bi mais nag pas tout le temps chaque minute day dem ba yàq sa flore bi yàq kon anticorps yi nga xam ne microbe yoo xam ne c'est des microbes yoo xam ne nit ki war na dund ak moom gis nga nit ki amul place bu amul microbe si moom boo xam ni microbe bu ko dul lor la bi koy aar la dégg nga bu dee biir noonu bu dee gémmiñ noonu bu dee yaram noonu loo mënti def rek am na flore am na loo xam ne ay microbe la bactéries yoo xam ni dafa war a dund ak nit ki pour aar ka moo lay permettre ngay fabriquer say anticorps anticorps mooy ay genre soldat yi nga xam ni moom mooy taxaw di xaar feebar microbe buy dugg bu duggee mu nekk alti fi amoo si place waaw loolu mooy anticorps boo reyee yëpp nag yaa ngi loraat sa bopp mais soxna Ndeye est-ce que tey ji mesures yi nga xam ni ministère de la santé à sa tête le ministre Mohamed Nadirou Ould Hamed de passage ñu koy saluer pour effort yi nga xam ne ministère bi def na ko pour mën a fexe ba gàttanu li nga xam ni moom mooy feebar bi est-ce que mesures yooyu yow en tant que technicienne supérieure de la santé doy na la. bon jël na ay mesures yu am solo ay mesures yu am solo mais ba tey des na lu tax ma ne la des na parce que rassemblement yi ba tey dafa des. waaw ba tey gaañaa ngi xew de. waaw ba tey rassemblement bi dafa des. roq-roqaan yi war nañu tamit c'est ça sécurité bi gaañ dugg ci biir parce que du ci tali bi kese parce que am na ci biir roq-roq yi. il faut que mu boole si ay homme de tenue. tout à fait lu mel ne police lu mel ne gendarmerie. dégg nga ku ci buñ ci jàppee benn nit wala ñaar. ñu sanctionné leen ñeneen ñi amaana daañu ragal toog. mais tant que defuñu ko population bi seen yoon parce que xamuñu tamit ampleur feebar bi. xamuñu tamit sévérité feebar bi pour ñoom. lii luy ñëw la luy jàll la lu aadi la or que du lu aadi c'est du sérieux fu tubaab yi ragalee ñun mën nañ fa ragal am naa na l'islam yàlla may nanu laa ilaaha illallaah bi jàkk ji nodd amaana astaghfirullaah bu gën a ni mu baree amaana kaamil yi ñuy wàccee tax na ba forme sévère bi ñëw ba fii mais ça ne veut pas dire que ni noonu du fi egsi kooku moom loo xam ne àddina yëpp la laal warloo épargner sa bopp mais am na feneen foo xam ne tamit que foofu man tamit ragal naa fa trop maanaam muy marché yi parce que soo xoolee tey ji dans les grands pays maanaam muy puissance adduna bi les surfaces yi nga xam ne mooy marché yeeg ñoom seen yooyu yëpp duñ ko limité maanaam duñ ko tëj certes que ni ministre de l'intérieur jël na ci ay mesures gouvernement bi jël na ci ay mesures mais est-ce que yaakaar ni loolu tamit war nañu def muy course avec la montre gaaw ci affaire boobu jéem a même réduire pourquoi pas marché yi xool surface yi nga xam ni moom la ñu war a jaay ak fu ñu warul jaay parce que aussi marché bi suñ ko bàyyee ni tamit mën na nekk catastrophe aussi. looloo tax man la gouvernement bi ministère bi jël na ci mesures yi am solo mais des na lu bari. Gis nga marché yi ñoo gën a bon doo gis parce que marché yi nekkul marché boo xam ne rek sax ku nekk sa cantine sax rek boo ñëwee jënd li ngay jënd dem sa yoon marché bi nit ñi ci mbedd mi lañu gën a ëpp ci trottoir yi ak ci biir boutique yi donc y a un rassemblement fou boo demee booru Moritel bii y a un rassemblement fou kuy jaay balbastique kuy jaay montar kuy jaay verre kuy jaay yëpp ngi jaxasoo et loolu c'est très dangereux jàkk yi tamit rassemblement ajjuma fu Makka demee ba tëj jàkkaam tëj jumaa yi pour yenn rassemblement yi ndax xam na ni loolu mën na tax feebar bi gën a yokk ndegam ñoo ko mën a tëj waaye yonente bi moo gën ñëpp te tëj nañ ko fu ñu demee ba aj màkk te foofu tamit que des fois ñun surtout Mauritaniens suñu habitude mooy wax des fois sax da ngay dégg ci réseaux sociaux yi di wax ni waaw ñi gëmatuñu yàlla wedd nañu yàlla pourquoi parce que tëj nañu jàkk yi mais l'islam moo la wax ni la jëlal sa ay sa protection protéger sa njaboot su demee ba maanaam fléau bu mel ni am war nga jël sa distance parce que jullit tamit du dem ci jàkk ji rek këppal jullit du fi jën fii mais tamit que aar sa bopp aar sa njaboot loolu tamit bokk na ci diine. Babacar gis nga yonent bi si boppam nga xam ne moo gën ñëpp dégg naa bu balaa yu mel ni daan am bu ñu dee nodd dañ naan julli leen ci seen néeg yi julli leen ci seen kër yi tout à fait julli leen ci seen biir kër yi loolu pour lan la
pour protéger nit ñi la parce que bakkan lépp lu koy protéger dagan na mais su fekkee yow da nga dem yaa ngi amee feebar bi te xamuloo ko parce que feebar bi mën a dem ba 21 jours moom dañuy wax 14 jours mais mën a dem ba 3 semaines mu soog am di feeñ mu soogay di feeñ ci yow te doo ànd benn signe bu génn voilà justement nan lay feeñee ci doomu aadama nan nga koy commencer sentir su fekkee ni ñu nuy seetaan ñi parce que on le souhaite pas kenn souhaité ko mu tey ji mu ñëw ci population bi mu dal kenn mais nit ki comme ni nga ko waxee sànq si njëlbeen fagaru moo gën faju nan lay ñëwee ci nit ki pour su ko nit yëgee ci yaramam mu mën a daw rapidement wala woote pour ñu mën ko wàllu. gis nga Babacar si ñu grippe simple rek la lay dikkee. comme ni grippe di ñëwee. comme ni grippe di ñëwee symptômes yëpp dafay nekk yu léger yoo xam ni même fièvre bi du nekk fièvre bu importante mettitu bopp bi du ñu mën a supporter put gi day xoos rek. di xoos nga mel na ku su soj rek. waaye nga tayal. boo demee ba sa kanam nga gis mettitu bopp bi di yokku nga gis sa put gi di gën a metti di gën a yokku sa yaram di commencé tàng nga am une asthénie physique sa yaram yëpp day tayal nga perte sa appétit commencé saqat nag saqat bi day jëkk nekk tout bu sèche bu wow après nga gis borom commencé di appaat kooku mooy bu demee ba appaat bi ñëw ak une forte fièvre boo ak manque d'appétit ça veut dire que ni affaire bi installé wala nag bu baax donc balaa ma fay egg boo demee ba ngay sentir grippe rek pour nga xam ni grippe la wala du grippe daal nga woote moom jóg di dem si centre yi sax wóorul da ngay téléphoné ñoom ñu ñëw fekk si la sa biir kër mettre la en quarantaine tëj la sa biir néeg dégg nga defar la sa ay prélèvement su positivé ñu faj la su négative ñu jox la ay traitement yow tamit nga xam ni wàlluloo kenn demuloo fenn même jógee fii di dem ba hôpital taxi ba ngay dugg ak médecin ba ngay fekkee malade yi nga fekk ñi rang ak ñoo ñëpp mën nga leen wàllu donc di gën mooy nga woote téléphone nit ñi ñëw équipe bi ñëw am na une équipe yoo xam ni dañ leen def des équipes yoo xam ne elles sont faites pour ça pour boo amee ku nga xam ne yëg na ki les suspect ñu woo ko mu ñëw ñu ñëw saytu la mais moom du indi wàccu bon wàccu yi de barewul mais perte d'appétit bi ak biir buy daw day def biir bu daw dana def trouble digestif trouble digestif nag mën na amaale wàccu mais puisque tout sèche la wàcc bi barewul biir bu daw bi moo gën a bare biir bu daw daal dan la ko def daa am perte d'appétit daa am une lettre man barki démb dégg naa si benn émission en France ñu ni virus bi dafa virulent ba nga xam ni dafa muté léegi am na beneen melokaan bu muy dikkee am na ku mu rey te amul problème respiratoire d'accord daf ko defal genre confusion mentale maanaam lu mel ne que ku nekk si début coma defar ko une léthargie maanaam coono goo xam ni borom dafa ne yàcc rek mënatul dara te kooku daf ko mujj rey donc léegi nu nekk lay dikkee nit. mais virus bi microbe la bu rëcc la. wala bon wax yi bare na wala daal mbiru yàlla la bu. man daal balaa laa ko teg rek. voilà am na nag ay scientifique yu wax la ni am na dëkk yu doon defar benn kii chimique boole SRAS bi. SRAS bi benn virus la woon boo xam ni. ma sonn na fi am ay jamono sonn na fi am te loolu poumon yi lay jàpp. waaw da ngay am ay syndrome respiratoire aigu yooyu lay jàpp. mais boobu dañ ko booleeg beneen virus moo tax mu bari doole léegi nag ñu ne virus boobu moom moo am tuuti fuite mu lëmbee àddina bi mën nañu itam comme que amuñu si preuve mën nañu wax tamit balaa la bu yàlla indi rek comme que mosoon na fi indi lu mel nii indeet fi leneen indi fi Ebola indi fi dengue indi fi fièvre de la vallée du Rift indi fi fièvre jaune y avait des épidémies comme ça mais kooku ay épidémie la woon mais pandémie moom ça touche tout le monde entier bi lay jàpp gis nga léegi personne n'est épargné donc comme que ñun suñu jumtukaay demeewul noonu foog ñu fagaru nit ñi daal suñu mënee toog seen kër yi naam nañ toog seen kër yi mais dafa am aussi tamit loo xam ni mesure la yu nguur gi jël muy couvre-feu bi nga xam ni commencé nañ ko depuis bërki démb de 20h à 6h du matin mais est-ce que au juste que dana ça fait l'affaire est-ce que yaakaaroon ni couvre-feu boobu 8h bi ñu koy commencé 6h du matin mënoon nañ ko sax def maanaam mën ko ba commencer ci journée bi par exemple ci suba si jëm ngoon si parce que foofu la affluence bi gën a bare. effectivement naam man barki démb toog naa di ko wax sama waa kër ma ni jël nañu ay mesures mais man mesures yi doyuñu ma parce que bëccëg bi ku ciy jàpp virus bi mën nga ko jàpp comme guddi gi boo toogee sa kër amul njëriñ. surtout regroupement yi comme ni nga ko waxee léegi Moritel soo fa demee ñaa ngi fa. fees del marché bi fees del donc li fay am mën na fa am sa bëccëg bi alors que mënoon nañu def tey jii comme ni ko yeneen réew yu mag yi defee
kenn kuy dem di duggi kenn génn si kër gi dem duggi ñëw dellu si waat. exactement su ko defee ñu téye ñëpp bañ a doxi bi. ñu tëj yëpp nag ba mu des alimentation bi waaw. kese boo xam ne nit ki da ngay dem pour ravitailler wu dellu si. lu ko mooy police jàpp la. alamaan la nga am problème su ko defee sa morom bu ko gisee dina tiit toog. mais su fekkee ñëpp a ngi dox bëccëg bi def lu leen neex. su guddi jotee ñu toog loolu amul sens man pour man amul njëriñ amul benn sens. parce que bëccëg bi. lu nekk mën na ci xew quoi si lépp xew gaa si lu nekk mën na ci xew quoi donc man dama yaakaar ni daal lu gënoon mooy ñu def ko comme yeneen dëkk pays développé ni ñu ko defee bëccëg bi di ci toog loolu ku mënul bañ a liggéey yi am na sax ñuy liggéey léegi à distance par internet wala nga dem pour jëndi lekk wala nga amee ku feebar war ko yóbbu hôpital comme kuy accouché wala xale bu feebar gravement te loolu sax ambulance moo war a ñëw sa kër jël la yóbbu nit ñi da leen mer a mettre en quarantaine ñëpp nag dëkk bi yëpp confinement boobu ça doit concerner tout le monde nag sot yëpp ba mu daj Mauritanie ba mu daj bëccëg bi bu kenn dox lu dul ku mënul bañ a dox mais su fekkee bëccëg bi affluence yaa ngi am marché yaa ngi jaay nit ñaa ngi dugg ak di génn su guddee man bu ñu toogee man gisuma njëriñ bi sincèrement léegi tey ji gis nañu yàggul barkiyaati démb njiitu réew mi def na yenn tuur yi rafetlu taxawaay bi nga xam ni tey jii yéen ñi nga xam ne yéen a yëngatu ci wàllu santé yéen a ngi koy def mais est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci wàllu santé tey jii di faj nit ñi est-ce que matukaay yi jumtukaay yi est-ce que lépp mot na parce que yéen ñiy faj ni su ngeen feebaree yàlla tere catastrophe lay doon ci réew mi est-ce que jumtukaay yi mot na. Babacar fan yi amoon na 3 jours de séminaire de formation yi nga xam ñu ko doon def ci école yi. parce que ñun ñooy former ñiy faj ñi infirmiers yi parce que tamit boo seetee infirmiers yi ñoom ñoo nekk en contact avec les malades. donc ñoom lañ doon woon précaution yu ñu war a jël avant ñuy laal malade bi ak buñ dee laal malade yi yëpp am na nag. yëpp am na war nañu yëpp. masques yi gants yi combinaison yi lunettes yi yëpp war nañu ko mais loolu yëpp dëgg la mais bañ am koo ko solal sax moo gën. bañ am koo ko solal moo gën et pour ça il faut que confinement bi ñu def ko ñëpp toog seen kër yi. et même bu ñu toogee seen kër yi bu ñu jël 10 personnes 20 personnes tëj leen si benn néeg. kooku c'est zéro. c'est zéro. waaw c'est zéro. yow daal li la gënal mooy daal confinement bi. daal confinement bi c'est la meilleure solution. nan koy def ci suba si ba bëccëg bi ba guddi. ba guddi. sauf urgence. sauf urgence. sauf urgence. koo xamul mënul bañ a génn te kooku buy génn it mu jël ay matukaayam. mais soxna Ndeye est-ce que amoo aussi benn tiitaange soo rombee genre lu mel na ay clinique romb yenn carrefour yi nga gis jaaykatu beñe yi jaaykatu yàpp yi jaaykatu këbd yi ñuy lakk noonu teg nu ki jën fii atmosphère bi nga gis ko nu mu demee est-ce que loolu tamit que nguur gi war nu si jël ay mesures pour arrêter lépp lu ñuy jaay ci mbedd mi parce que arrêté nañu restaurant yi arrêté nañu cafétéria yi te foofu moo ëpp sécurité mais ñoo ngi bàyyi li gën a danger loolu mooy lekk mbedd mi beñe yi ci mbedd mi këbd beeg ñoom seen. loolu kay foofu la ñu waroon njëkke sax parce que ñooñu di jaay si mbedd bi déjà même bu dul coronavirus ñooñu di jaay si mbedd bi danger bi ci nekk xamuñu nu mu toll. wallaahi kenn mënu la ko wax te nit ñi moom la ñuy dundee moo tax wér jafe moo tax wér jafe xoolal nga ñëw ba ci kanamu hôpital nga toog fa di jaay yàpp wala nga toog fa di jaay bañi xoolal microbe loo xam ne day dem ci jaww ji rek la dal ci yàpp bi dal ci njaay mi nit ñëw jënd ka lekk si boraan yi saw ñu saw ko ba mu xasaw xun dañuy toog di noyyi loolu di lekk ñu foofu la ñu war a jëkk tëj surtout que carton yi ñuy utiliser ak këyit yi ñuy utiliser di kalaxase yàpp yi microbe bi mën na ci dund 72 heures 72 heures ñetti fan loolu tax foofu moo gën a dangereux foofu la ñu war a jëkk xool sax même ñiy jaay carton yi ci marché yi carton yi ci marché yi pour xar yi pour nit jënd ko su fekkee ne carton benn am na virus 72 heures ku ko laal dañ la jàpp donc loolu yëpp dañ ko war a seet yëf yi chaîne la c'est une chaîne boo xam ne war nañ ko seet de fond en comble li ma gis daal lu tolloog Italie lu tolloog France lu tolloog Espagne confinement bi nga def nga xam ne les villes sont désertes total amul dara kenn kuy dox foofu boobu exemple war nañ ko mën a jël parce que fii les gens sont indisciplinés boo waxee rek ñu ni la yàlla bay sa tool yàlla bay sa tool yàlla dëgg la mooy teg nit mais da ngay daw nga sabablu nga wane li tax aussi tamit que yàlla mën la tegg yàlla si boppam yonente bi fu mu demee ne luy lore bu ñëwee toogal sa kër maanaam moom si boppam bëgguñu lor doomu aadama bëgguñu loraange kon pourquoi nit di bëggal doomam loraange tey jii Mauritanie mi ngeek ñaari cas gis nañu ni
fii il faut ñu souligner que parce que même démb sax dans l'information jàlle nañ ko dans le journal le président de l'UFP Mohamed Mawlud demoon France dellu si mais bu mu dellu see moom dafa nangu moom boppam avant sax ñu koy sax wax moom moo confiné boppam mu dem toog mi ngi toog depuis presque léegi ay fan a ngi nii mi ngi toog di confiné boppam mais dafa am beneen aspect boo xam ne tamit am na te kilifa yi war si jël ay matukaay mooy gis nañu ni des informations yoo xam ne jot nañ ko que am na ay immigrés sénégalais yu jóge Italie di jaar frontière bi di jaar même ci géej gi des fois pour traverser te ñooñu xëy na am na ñoo xam ne tey ji Sénégal problème bi ñu rencontré ni tey jii ba ñu sonn ñoom tey ji am ay 47 cas li ko indi benn moodu la bu jógee Italie dem dal ka wàll ka seen ay njaboot est-ce que nguur gi tamit du ñu jël ay matukaay tëj géej gi tëj ci yoon yi fexe ba aussi tamit que kenn koo xam ne jàpp na la ci loolu ñu jël la confiné la ba pare teg la sanction. gis nga Babacar loolu gën a loolu moom c'est très important li nga wax parce que moodu yi dañuy daw dee fee mais bëgg na ko indil fii. absolument ñoo ko fi indi ah. ñoom dañuy daw fee bëgg na indil fii dee. ndax yow boo jëlee oto wala nga jël gaal. nga ñëw jàll frontière bi doo ko jàll te defaloo ay formalité waaye ñi ngi koy defal passeport bi ngay joxe. passeport boobu ngay joxe te passeport bi micro bi mën ci dund 72 heures. 72 heures. yow policier boobu kalaal wala gendarme bi kalaal. dem walla ka waa këram. walla ka ay moromu policier yi. waaw yoon bi ngay jaar léeg-léeg nga taxaw fenn jënd ndox. léeg-léeg nga taxaw fenn jënd lekk. daal di ñëw ba si frontière Rosso bi ñëw bëgg jàll bag bi ñaata oto moo si nekk ñaata nit ñoo si nekk. donc ñaata nit la ñu mën a wàll. tant que loolu tëj na ko affaire bi du fi jóg te day jëm kanam. donc lu ñu war a def mooy jël seen ay matukaay ku ci nekk ba nga comme que Italie fekk na la fa. toog fa ba yàlla indi jàmm. mais jël yoonu suuf jël yoonu géej ñooñu c'est des assassins. ay assassins lañu. parce que yow man naa dee na ni ñëpp dee. neexul wax mais juste loolu la. naa dee na ñëpp dee. loolu moom man feebar naa toog. mais wala feebaru ma xamalu ma sama bopp dara naa toog ba ma xamal sama bopp dara. mais ñi siy dee. ñi si dee ñu war leen jël suul leen denc leen est-ce que ñooñu tamit que nan leen war a suulee daan leen ko suulee. fee de Italie de moom ak France de moom ñu ngi lakk rek militaires yooyu jël rek daal di lakk amatuñu fu leen suul léegi dañuy incinérer dañuy lakk rek te ku nekk ñaan nga yàlla boo dee xanaa say mbokk jullee la suul la. mais léegi yow moom loolu bu la dalee léegi kenn mënu la jullee kenn mënu la suul ndax ko j'ai vu benn audio benn vidéo démb si benn juma en Europe. wala dans un pays arabe. imam bi da doon julli de dafa sakkat rek ñëpp daw génn bàyyikat jumaa ji. donc kon li ñuy wax si kenn wóolatul kenn donc li ñuy wax si jumaa yi lii la mais lu ñuy wax si frontières yi aussi nii la loolu ba ngay jógee Espagne ba balaa ngay ñëw fii ñaata doomu aadama ngay lor loolu nit ñi war nañ ci bàyyi xel et pour loolu nag nguur gi moo war a jël matukaayam fermer frontières yi amul kii amul kaa amul doomu Samba amul doomu Demba na ci ñëpp bokk yam parce que kii question de vie la koo xam ne bakkan doomu aadama mën na ci dem. Le ministre de la santé Nadirul Ahmed wax na ni li jëm ci wàllu médicament Mauritanie jël na en avance ça veut dire que lépp lu ci war am nañu yaakaar que ni xëy na duñu egg foofu mais pénurie du am jël nañu seen ay matukaay yu lépp lu ci mat mais mbir mi ni muy demee nii di ko doxee nii suñu jëlul matukaay yi nga waxi mais médicament mënu fa toog de. France moo ñu ëpp doole te seen test jeex na amatuñu lu ñuy testé maladie lii ngay testé naan positif wala négatif. amatul jeex na en France léegi ku ñëw am symptôme yi rek dañ lay defal traitement d'épreuve faju rek coronavirus. moom baadu àdduna mooy waaj tukki. waaw léegi nag loolu nag nit ñi nag war a tax ñu ragal yàlla te dellu si seen bopp soo et puis da ngay denc médicament yoo xam ne lii da lay wóor ne lii day faj lii waaye loo xam ne amul garab fagaru bi moo gën. waaw mais yow en tant que médecin. soo déggee tey jii ci maanaam internet bi réseaux sociaux yi ñii di wax ni xas bi day faj lii day faj lii def soo defee lii day faj ban jàngat nga koy. man daal traitement traditionnel bi mënuma ko weddi ndax fii lañ ko fekk mais daal mu bañ la daal. moo gën a wóor daal moo gën a wóor man daal bon ndax traitement traditionnel certes am na lu baax mais dosage bi. ñaata nit ñoo fi jël traitement traditionnel bloqué seen ay rein ñaata nit bloqué seen ay rein parce que certes garab bi baax na mais dosage bi mooy doy waar. C'est ça, c'est ce qui pose problème. tubaab bu la nee un comprimé 2 fois par jour c'est en fonction de l'âge et du poids sa at ak sa poids ñu seet lu mu attan ci garab bi ñu jox la ko.
est-ce que bokk nga ci ñi gëm ni aujourd'hui en Chine que ni affaire ba jeex na fa. man de gëmaguma ko mën na jeex sax nag ndax jeex nañu ñii muy dal na leen ba pare. ñay dee nañu. donc pour man bu jeexee c'est tout à fait normal hein. mais loolu ñu ñaan ko yàlla si yow tey yaakaar nga ni confinement bi suñu ko jëlee au sérieux état bi gën ko taxawal maanaam confinement bi ñuy wax ni tey jii 20h 6h du matin ñu changé ko indi que pourquoi pas le matin ñi nga xam ne ñooy liggéey comme tey jii télévision yi journalistes yi comme médecins yi comme nangam ñi nga xam ne ñoo war a def sensibilisation yi ñooñu ñu ubbi leen yenn poche yi pour ñu ñëw di sensibiliser ñi ñu toog seen biir kër defe naa ni man daal sama xalaatu bopp bu gàtt loolu moom mooy solution bi nga xam ne te état bi war na ci gën a taxaw. tout à fait mais nag du ñuy wax ne à chaque fois que ni suñ ko defee ñi dootuñu lekk dootuñu naan mais est-ce que yaakaaroon ni foofu gis naa aussi homme d'affaires yi borom xaalis yi ñi nga xam ne am nañu doole ñu jénne alal ju bëree def ko ci est-ce que yaakaaroon ni loolu war na mën a gunge pourquoi pas sax état bi di dugg kër par kër di dimbale nit ñi ci seen biir kër téye leen seen biir kër yi. ba situation bi jàll loolu bu état bi amee moyen ba na nekk parce que nee nañu Donald Trump moom Amérique ku nekk jox na la $1000 pour nit ñi mën a toog seen kër. fii buñ ko mënee man je pense que. confinement bi daal yaakaar naa ne moom mooy faj moom daal chaîne la boo xam ni pour mu bañ a continuer il faut am rupture de la chaîne mooy confinement kenn du wàll kenn. toog seen biir kër yi. soo toogee sa biir kër xanaa wàlloo kenn wàllu la microbe bi bu lëmbee ba sonn day dem yoonam fi amul place rek day dem. mais bu amee place day law microbe moo mel noonu virus dafa am doole mais bu amul ku mu wàll day dem parce que moom du dund ci air bi lu ëpp 3 heures waaw bu toogee 3 heures gisul kenn day dem yoonam. mais bu fekkee mi ngi ci carton dëkk fa 3 jours jóge ci carton bi dem ci fee def fa 3 jours dem ci kañ lay jeex. du jeex mukk du mës a jeex. léegi au juste tey jii yéen en tant que technicienne supérieure de la santé lan mooy remède bi pas remède mais lan mooy calmant bi ban yan médicament la ñu tey jii. di utiliser traitement bi de c'est un traitement symptomatique rek li ma la wax rek symptomatique ku am bopp buy métti daal ñu jox la garabu bopp buy métti. ku am fièvre ñu jox la fièvre. gis naa si benn protocole. ñu bind si Nivaquine. waaw Nivaquine waaw. 2 comprimés 3 fois par jour. ñu ni am na si tuuti njëriñ. sinon lu si des yëpp luy. est-ce que ñi mën nañu ko dabu c'est-à-dire que di naan. non avant loolu de dal loolu moom baaxul. loolu moom baaxul. loolu mooy indi résistance yi. loolu mun indi problème nit bu feebarul warta naan garab. warul naan garab. non warta naan garab. fu mu nekk nii de loolu moom war nga ci wax bu baax a baax parce que fu mu toll fi nii kër goo dugg mag ñoo ngay wuti Nivaquine. kër goo dugg ñoo ngay wuti. loolu c'est extrêmement grave. digaluma ko kenn. automédication baaxul. nit da ngay bàyyi ba nga feebar ñu bindal la nga bind. ñu bindal la nga jënd mais toog di faj sa bopp te dara jotu la. bis bu la dara jotee faj ba day na jafe. parce que day fekk microbe ba garab gi miin na sa yaram ba nga xam ne dootul jëriñ dara microbe bi. donc ay Nivaquine nag yi du loo xam ni da ngay nekk rek di ko fawee nii. mais ki amee feebar bi ñëw joge la. ci distance bi mu lay jógee ay xëy na lu toll ci ay 3 minutes la 5 minutes la nga dem jóge na la te yow yëgoon ni sax feebar na waaye bi nga excès si 4 minutes yooyu 5 minutes yooyu 10 minutes yooyu raxasu nga ba set mën nga ci mucc. bon nee ñu virus bi dana dem ci surface mais fii lay toog d'abord balaay dugg dana toog ci put ay 2 fan 3 fan soo koy dugg donc ce qui est recommandé mooy nit ki bu mu garder jamais la gorge sèche bu mu wow sa put warta wow. di naan da ngay naan rek et puis di naan lu nga xam ne dafa tàng. ok waaw mën nga jël ay tisane. di jël citron au citronné. di jël lu xaw farax tuuti. nga di ko naan toujours ay gorgées d'eau toujours su ko defee di nga am temps éliminer virus bi nga xam ni moo nekk sa gorge. mais soo ko bàyyee ba mu migrer ba dem dans les poumons là ça devient sérieux foog nga tëdd donc nit ñi dañuy réhydraté wu di naan il faut toujours mouiller la gorge di naan. comme ça microbe bi bañ a yàgg ci sa pot. ban message ngay lancé tey jii sa moromu jigéen yi parce que tey jii suñu waxee jigéen mooy maanaam mooy société laay wax man jigéen mooy lépp yéen a yare yaay yéen a yare njaboot ji yéen a yore lépp ci biir kër gi yéen a yore set bi yéen a yore lépp lan ngay lancé muy message bu fort en tant que yaay mais en tant que technicienne de la santé bu leen di conseiller ndax li ngay wax li da nga ko maîtriser xam ko. xanaa di leen ñaaxaat rek. ñu gën a fagaru ci set ak téye seen ay njaboot dañu téye seen ay doom yi te xamal leen dara set bi tamit na nekk set boo xam ni c'est au sens large du mot maanaam set boo xam ni
dafay englober yëpp ci lekk gi ci naan gi ci jumtuwaay yi ci kër gi ci surface ci douche yi surtout toilettes yi. surtout toilettes yi waaw ak waañ wi ñam bu ñuy lekk na set nañu téye seen doom yi di leen fóotal seen yére yi di leen solal lu set di leen garder ci seen biir kër yi nañu bàyyi xale yi ñuy wax dem leen foofu. loolu daal laa am est-ce que tey yaakaaroon ni dafa am beneen phénomène mooy dëkkaan yi nga xam ni mooy lu ñu koy waxee sax mooy maanaam genre yenn abri yi nga xam ni amul benn hygiène. comme dëkkaan yi tey ji soo duggee Tavarasen kër goo dugg daa fa gis wetu këram am na ku fa samp baraagam te yooyu soo xoolee tey ji amul maanaam sur le plan hygiène dara amu fa est-ce que foofu état bi tamit warul jóg jël responsabilité boppam pour mën a tamit désinfecter dëkk bi parce que aussi tamit que pomper dëkk bi yenn lieux yi désinfecter ko aussi am na solo. tout à fait li nga wax dëgg la am na solo trop parce que boo xoolee Tavarasen yi chantier maison en chantier yëpp ay mbaar ñoo nekk si wetam. c'est des personnes yoo xam ne c'est des personnes démunies amuñu dara. ñu nekk ci mbaar bu ñuy dem douche dañuy gas nii rek wala yi. donc désinfection bi dana ci am solo lool. mais ravitailler leen. pour bàyyi javel pour ñu bañ a di dem. waaw en javel. sensibiliser leen. jox leen solution hydroalcoolique bi wan leen nu ñu koy defee. kooku c'est une éducation boo xam ne war nañ ko jox li nga xam ni les personnes qui sont démunies nga xam ni xamuñu ci mbir mi dara. loolu dina ci am solo lool dimbale leen kër gu nekk ñu wàcc fa benn kees bu am eau de javel am savon am solution hydroalcoolique wan leen nuñ koy defee comme niñ koy defee au Sénégal bàjjenu gox yi ñoo ko yore. di wër di sensibiliser nit ñi itam pourquoi pas ñu former ay équipe def si ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor former leen ñu dem si dans des quartiers yu nga xam ne c'est des quartiers yu nga xam ne c'est des quartiers sensibles ñu distribuer ba pare sensibiliser éduquer en même temps. dégg nga kooku bu ñu ko defee dana ci am solo torop. léegi taxawaayu tey ji ndaw ñi gis nañu keroog ministre de la jeunesse mu wàcc ci mbedd mi def un geste vraiment noble wàcc moom ci wàllu boppam ànd ak nit ñi di sensibiliser dugg ci taxi yi tout droit yeeg yooyu tey ji taxawaayu jeunesse bi lan la. jeunesse bi ci la ñu bokk ñoom ñooy la Mauritanie de demain ñoom ñoo ci war a sax gën a dugg mais il faut ñu boole leen si noonu ñu def noonu am na solo trop. mais naam même affaire transport bi war nañ ko xool. affaire transport bi war nañ ko xool. bus yi di def ay 50aine de personnes. yooyu c'est des sources yu bon yoo xam ni war nañ ko xool. donc man si sama xam-xam bu gàtt même yooyu dañ ko war a arrêté. man dama yaakaar ne mooy li nga wax rek confinement bi daal dañu war a arrêté sax ay faire transport. ah oui déplacement bi. kenn ku nekk fa nga nekk na nga fa toog. loolu mooy wax loolu daal mooy wax transport bi daal. loolu daal transport bi ak rassemblement yi moom ak ay affaire sama doom ay xew la xew mi bon damay sama doom sooy takk su fekkee nuy takk na ñaari nit ñëw ñaanante ñu mu yam fa. bu ko yàlla jeexalee xew du passé voilà loolu mooy dëgg. mais xew di lor ay doomu aadama tamit loolu moom mën na ñàkk. bu fekkee daal xam nga ni danga waroon a am xew tase naag lii yàllaa ko dogal ma aj xew bi. jeex na ma def li may def li nga xam mooy farata ak sunna. jeex na aj xew bés bu xew du wees. bés bu nga xam ne lii jóge na fi. xew yomb na waaye woote léegi xew ay jóge ci ay boobu àq. nit xajoowu ko sax boobu àq nit xajoowu ko. man daal li may wax mooy daal ni gouvernement bi daal matukaayam jël na ko mais pour man ba tey des na. war na ko gën a yokk bu baax. fii des na de. c'est pas nag parce que 2 cas la ñu am rek. ñu war yaakaar ne lii dina marche. Sénégal 1 cas lañu njëkkee woon ba nga xam dañu ne Moodu la. tey ñoo ngi ci 47. ba biig ci guddi bu ñuy tëdd ñoo ngi ci 47. 9 toujours chaque jour que Dieu fait mu am ay nouveaux cas. am yeneen nouveaux cas te ñoom li ñu jàpp sax mooy am na ay cas yoo xam ne ñoo ngi ci biir dëkk bi ñoom loolu ñu jàpp. man fi weddiwuma loolu sax. dama leen gisagul dañ leen gisagul rek leen gisagul mais man dama yaakaar ne sax fii am na fi parce que loolu bari na ñoo xam ne seen xel. parce que am na ay nit yu ñu def en quarantaine. kenn defagul seen test xamuñu si c'est positif ou négatif. donc ñaari cas yi c'est des cas confirmés. mais ñi nekk en isolement en quarantaine kenn xamagul. et aussi tamit ñuy am nguur gi am strict maanaam fermeté. pour tëj lépp luy frontière ay mesures kenn bu mu jaatee transport bi li nga ci wax léegi dafa am solo loolu bu kenn nangooti sax di déplacer. nañu arrêté bus yi arrêté oto yi nañu arrêté oto yi ni ñu arrêté écoles yi. voilà rassemblement yi c'est partout c'est pas dans les écoles seulement. nañu def seet transport bi bus yi. nañu seet marché yi. nañu seet loo xam lépp loo xam ne lieu de rassemblement la. war nañ ko arrêté. bu fekkee jàkk ji julli bi mënul ñàkk. ku ñuy dugg gis naa barki démb en benn ci pays arabe yi boo xam ne kuy dugg ku ne yaa ngi sol sa masque balaa ngay dugg nga raxas sa loxo. lu jox la solution hydroalcoolique nga dugg. kenn ku nekk. fekkee loolu am nañu yooyu moyen. jàkk yi mën nañ leen bàyyi ñu julli mais su fekkee amuñu boobu moyen.
confinement bi rek laa fi gis dañ ko arrêté. léegi émission bi jeex na Ndeye lan mooy sa message bu mujj bi ngay lancé tey jii maanaam autorités yi lancé ko population mauritanienne. bon li may lancé message autorités yi di leen lancé population bi mooy kii affaire ñëpp la. du loo xam ni gouvernement bi rek la du loo xam ni population la kii c'est une guerre contre le coronavirus. donc comme que guerre la coronavirus mooy taxaw ni mais fii état bi ak population bi ñoo war a def face. et pour ça il faut ku ne dugal ci loxoom. jeunesse bi jigéen ñi góor ñi nguur gi. te lépp la nga xam ne dañ koy freiner. war na tax ñëpp ànd ci. nañu bàyyi di mal interprété. tout à fait di mal interprété. li nga xam ni sunu bénéfice la. sunu waxee ñu ne waa arrêté nañu jàkkee kenn dootul julli arrêté nañu marché. waaw Makka bu arrêté jàkk fii mënu arrêté jàkk. vraiment yonenti kay moo gën ñëpp. moo gën ñëpp bu demee ba ñu arrêté jàkkam kay beneen jàkk ne épargne. dëgg la mais loolu defuñu ko pour xeex l'islam. dañ ko def pour bonheur nit yi. protection wu doomu aadama yi parce que li nga xam ne bu la jàppee mën a la faagaagal te kenn amul garabam man je pense que ni loolu du xeex l'islam au contraire. ndax l'islam dañuy wut lu ko dolli. waaye wutul lu nga xam da ngay ñëw éliminer leen quand même. tout à fait soxna si ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax. vraiment sa disponibilité ndaxte matinalement ñu déplacé loo nga nangul nu ñëw tey waxante askan wi mais li nga fi jàngat nekk na loo xam ni lu am solo la te dana jàngale lu bëre ci askan wi ñu lay gërëm bu baax di la sant. jërëjëf naa man tam kontaan naa lool ci invitation bi. dañ kontaan ci sensibilisation ndax mooy suñu liggéey citoyen la na ci réew mi lañu bokk. tout à fait donc lépp loo xam ne mën na jëmale réew mi kanam wala ñu nekk jox nu une jeunesse épanouie jox nu santé loolu moom mooy suñu tiitar moom la ñuy ñaan yàlla. très bien donc duma def lu remercier leen bu baax. merci beaucoup di la ñaanal yàlla merci beaucoup. mbokk yi ñoo ngi invité woon Ndeye Bati Fall technicienne supérieure de la santé nekk tamit école bi nga xam ne mooy école de la santé di fa jàngalekat nekk koo xam ni su ngeen déggee ay kàddoom ci li nga xam ni junj na ko wax na ko mu nekk loo xam ni lu am solo la ci doxalin bi nga xam ne tey jii coronavirus bi mi ngi koy dox. ba tax na tamit que ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp ci taxawaay bi nga xam ni yéen ngi koy taxaw di fàttali rek ni comme li mu fi ko waxee rek noonu la war a demee nag kenn ku nekk jël say responsabilité bopp taxaw xam ni mbir mi du mbir mu nuy fooyee coronavirus dafa exister te lu am la. ñuy gërëm aussi tamit état wu Mauritanie ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ak lépp loo xam ne ñoo ngi koy def ngir mën a fexe ba faagaagal li nga xam ne mooy feebar bi di coronavirus di leen gërëm di leen sant di leen jox daje incha allah ci yeneen émission ci plateau bu télévision nationale El Mauritania wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh